محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. mbokku internet yu Seneweb jërë ngeen jëf amati leen mbégte janoog yéen xam ngeen ne si màggal Touba bi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal si talaata bi nga xamante ni si leen jëm dañuy faral di dalal ay gan ngir waxtaanee lépp loo xamante ni dafa aajoo si xew-xew bu mag boobu jëm si wàllum diine fii Sénégal tey jii la ñuy am waxtaan di ko seq ak kii di docteur Khadim Ngom moom mu bokk si kuréel bi nga xamante ni le xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moom moo ko fi teg ngir saytu watu lépp loo xamante ni dafa jëm si wàllum wér-gu-yaram rawatina li nga xamante ni moom moo laaleeg mbas bi di Covid 19 docteur am neen mbégte lool bokk yow jotaay bi tey ñu lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi bég tey sant ci dalal bi ngeen ñu dalal ci Seneweb ngir waxtaane màggalu Serigne Touba gi di sant bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii ngir ñu saytu ko waxtaane ko ñoo ngi bég tey kontaan. docteur laaj bu njëkk bi yow ñun xam nañ ne sa xel dafa màcc jëm si wàllum paj si wàllum xol ñu bëgg a xam cardiologue moom lan moo ko yóbbu ba mu tàbbi si mbirum Covid 19 ak feebar yi wàlle. loolu ñaari tontu la benn bi day dugg ci ak taalibe benn bi day dugg ci wàllu médecine. D'abord ci ak taalibe sëriñ bi il est subsistant et il est autosuffisant maanaam lépp lu mu soxla mi ngi ci biiram jumtuwaay yi mu koy defee mi ngi ci biiram te soxlawul matière première ba bu jaaree ci yow di la defloo mel na ne boole na ci biiram tu deviens un de ses moyens donc jaar bi muy jaar ci yow ajuwul ci yow ci sa man-man ak sa kàttan waaye mi ngi aju ci coobareem Sëriñ Tubaa ci boobam mu njëkk mi bi mu fi fekkee ay kaste day jël uude bi di ko sàmmloo jël gay baykat bi di ko ëwloo lépp mi ngi aji ci coobareem donc sëriñ bi bu ma tànnee moo tax moo xam li tax mu def ko donc def bi mu koy defloo mi ngi aju ci coobareem xaj na ajuwul ci samam njàng benn dama bëgg mu leer ba noppi loolu mooy pàccu taalibe bi. taalibe yi waaw léegi ci médecine nag boo ko jëlee mbas mi bi muy tàmbali dañ ko defoon mbirum infectiologie maanaam mbirum infection ba ñu ëppoon ñi ci doon àddu ay infectiologue lañ waaye bi muy dem ci dañu jàpp te seetlu ko te scientifique yi wone ko ñu publier ko wane ne paramètres yi nga xam ne ñoo doon njëkk a nekk ay signes de gravité ay paramètres cardiaques lañ lu mel ne troponine lu mel ne D-dimère ak xeet yooyu nga xam ne bu système cardiovasculaire bi yëngatoo ci la mel ne la mbas mi di dugg ci cas de gravité xam-xam wane na ne paj mi mu dinañ ci boole ay anticoagulant ndax da doon am ay phlébite ak ay embolie pulmonaire buy tax deret bi di woy. waaw muy deret ji way bépp xeet bi nga xam ne day dal xol day ànd ak mbas mi ci trouble du rythme ci ay infarctus ay myocardite ay xeeti jàngoro yépp yi nga xam ne day jaal ci biir xol mel na ne dañ koy gis ak mbas mi donc le cardiologue n'est pas à la périphérie de la gestion de la Covid mais bien au cœur yenn protocole yi nga xam ne dañ ko doon joxe ci mbas mi lu mel ne hydroxychloroquine la surveillance elle est essentiellement cardiologique parce que yenn ci effets secondaires yi
bi ci gën a fés mooy le QT long te loolu ci électrocardiogramme lañ koy surveiller. Donc ma dellu si waat le cardiologue est au centre de la gestion de la Covid. waaye li tax sëriñ bi tànn ma ak tànn kàngam yi nga xam ne moom lañ àndal muy professeur Lamine Gueye, recteur, professeur des universités, le professeur Lamine Ndiaye, socio-anthropologue, qui est une sommité à l'université de Dakar, le professeur Massamba Diouf, le docteur Alioune Mbacké ak le docteur Saré ak waa commission médicale et hygiène ak commission communication et culture. may nuyu te di siyaare sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma au passage. di tax sëriñ bi tànn ñu moom moo ko xam. waaw gis nañ ne kuréel bi dan may sax mu dugg ci biir gis nañ ne ni ñu koy waxee ci tubaab ay profil yu wute la waaye ñoom ñëpp mel na ni bu ñu boolee seen doole rek ñoom ñooy ñi ñuy soxla pour xeex mbas mu mel ni Covid-19 d'abord ci profil yooyu lan ngeen ko mën a expliquer pour ñu xam dëggantaan jeexital bi ak objectif yi nga xam te nii moom ngeen fixé seen bopp na ngeen koy atteindre. waaw profil yi boo koy xool ci jàng cim xel ak ci màndax di nga gis ne c'est des profils complémentaires ndax li ma lay wax ci mbirum mbas pour nga koy xeex il faut avoir une vision transversale et globale. gis nga ci un neurologue bi nga xam ne physiologie lay jàngale, directeur du ki nga xam ne day mën a jiite mbooloo. gis nga ci épidémiologiste nga xam ne day faj xeeti jàngoro yooyu ci biir mbooloo di def santé publique. gis nga ci socio-anthropologue nga xam ne dundini doomu aadama ak nekkini doomu aadama ak seen ay construction intellectuelle ak sociale loolu lay lijjanti. gis nga ci un clinicien comme man nga xam ne bis bu ne dañuy jël blouse dem ci terrain bi. gis nga ci Touba assistance médicale nga xam ne ñoom ay murit lañ yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram nekk plus de 600 personnes pour le déploiement opérationnel. gis nga ci au niveau de la communication ndax la communication est un pan très important dans la gestion de la Covid. Donc c'est une unité transversale globale qui permet d'avoir une attitude complémentaire pour la gestion totale des épidémies en général, ou bien même de la prise en charge médicale en général lors du màggal. ndax du mbas mi rek moo tax sëriñ bi def ko, nee na lu waroon a yàgg am la waaye sëriñ bi mu ngi koy doog di dogal. Donc luy wéy la bu mbas mi fi yemee ak bu wéyee ak yeneen màggal yi nga xam ne day ñëw dinañ gën a fobuwaat gën a defaruwaat ba avoir une prise en charge optimale. Concrètement nan ngeen fas yéene liggéeyee parce que xam ne ne Touba dëkk bu mag la mbooloo bu baree bari dañ fiy daje nan ngeen fas yéene taxawee ngir mbas bi di Covid-19 li si ñenn ñi di tiit mu bañ a am si màggal gi. waaw sëriñ bi mu joxee ndigal li ay murit lañu dañoo jëfe ndigal li ci saasi ay suwarat la sëriñ bi wax. dañoo def am lël bi ñu defee lël mi lu toll ci juróom-ñaari banqaas génne ci bi mu génnee ñu won ko comité d'organisation bi présenté ko ministère de la santé ak ses démembrements, le district sanitaire, la région sanitaire, le COUS ñooñu ñëpp biñ ko validé ba noppi ñu doog koy biral nekk ci déploiement opérationnel bi nekk ci ginnaaw ministère de la santé bi nga xam ne moo yor am paj ci mim réew ñu lëkkaloo ci ak ñoom ba niñ ko bëggee mu amee ko ni bokk na ci plan d'action bi fexe ba fekk doomu jàngoro yi
ak lawaay bi ci barab yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje, ci jumaa ji, ci xabru yi, ci barabi dal yi, ci barabi siyaar yi. bokk na ci ce qu'on appelle la continuité des prestations sanitaires. paj mi nga xam ne da daan am saa su ne ci màggal ñu fexe ba muy wëy, ndax bokk na ci gestion Covid bi feebar yi nga xam ne ñoo wër doomu aadama ñu fexe ba maîtriser ko ngir mu bañ a décompenser wu ci biir Covid bi. fexe it ba ce qu'on appelle les barrières de résistance à la bonne communication ñu dagg ko. ñi nga xam ne dañ doon wax ne mbas mi amul, dañuy nax, théorie du complot la, ñu fexe ba dugal ci seenum xel ak seenu doxalin ñu gëm ne mbas mi am na, te adopté li nga xam ne moom la gouvernement bi digle. bokk na ci sancaan yi ce qu'on appelle les quartiers périphériques de Touba, fexe ba paj mi yegg fa, fexe ba sensibilisation bi yegg fa, jumtukaay yi yegg fa, masque yi yegg fa, prise en charge bi yegg fa. bokk na ci plan d'action bi sëriñ si nga xam ne ñooy sunu yaakaar te ñuy faral di nangu ay siyaar di dajeek mbooloo mu bari, fexe ba teg ay process ba wàññi wàllante bi ci foofu. bokk na ci nag te li nga xam ne moo jiitu te mooy mujj, moo nekk ci kaw moo nekk ci suuf, mooy ay xeeti ñaan. fexe ba ci màggal gii nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci la woote woon ngir ñu santale ko yàlla, teg cantkat yàlla ko digle ba noppi dëële ci ne layin shakartum la azidannakum. giñ naa man yàlla ne giñ naa ne ku sant dinaa la dolli. ndollenti loolu yi nag mu nekk ak wér, ndekk mbas mu faxasu fii ci Touba ak ci Sénégal ak ci àdduna bi wërngal képp. loolu daal su ma ko doon tënk mooy plan d'action bi nga xam ne bi ñu lëloo togg nañ ko, génne nañ ko, validé ko ak ministère, validé ko ak comité d'organisation bi ba ñu ngi koy wéyale. sociologiquement donte na sax le xalif général des Mourides moom joxe na exemple bi ci anam bu nekk, génnee kopparam def ci wàllum xeex mbas, takk masque ñëpp gis ko, waaye bu ñuy dox ci mbedd Touba yi ba tey ji day mel ni suivi bi ci war ci askan wi am na fu mu desee. donc loolu ban taxawaay ngeen ci am ak tam sensibilisation na ngeen ci fas yéene demee. askan nga wax, xam nga askan boo nee askan doo ne Touba rek. Europe gëm a jóge foofa boo takkul masque ñi ngi verbaliser, maanaam dañ lay alamaan ba ci indi na ci sax ay réeroo ci seen biir. Sénégal it Ndakaaru gëm a jóge di nga gis ñu takk masque, gis ñu takk masque, ñàkk takk masque. fiit ci Touba kasaalika, waaye nag ñi ngi am xel dal ndax kaddu xalif général des Mourides day lu fort ci ñun murit, ndax day baatu ndigal, te ndigal c'est le cordon ombilical qui lie le talibé et le guide spirituel. foofu nag laay insister di fàttali sama bopp, di fàttali ñépp nañu fanoowaat ndigalul Sëñ Muntaxa li, nañ ko jëfe, nañ ko doxe, nañ ci sant Sëriñ Touba, nañ wone ne ñun murit nous sommes un peuple éduqué et discipliné, et nous avons un seul dénominateur commun, c'est la voix du guide spirituel authentique qu'est Serigne Mountakha. damay interpeller le technicien. xam nga mbas mi wàcc na bu baax a baax Sénégal fu mu toll nii ñu bëri nemmeeku ne ko yàlla na sax ba faf dañ fi, waaye am na ay réew yu nu nemmeeku lu ñu tuddee deuxième vague, mooy mbas mi demoon ba dellu gannaaw yaakaar ne léegi mu dem mu ñëwaat gën a am doole. ndax lu nu mel mun nañ koo séntu Sénégal bu nu jugee si mbas mi si màggal bi. waaw foofu
boroom xam-xam yi wuute nañ ci ab gisit ci réew yooyu donte cas yu positif yi mi ngi yokk waaye bu ñu fàtte ne nombre de tests yi ça a été multiplié dans certains pays par 100 donc échantillon bi nga xam ne ñu ngi koy testé mel na ne yokku na foofu it gis nañ ni nombre d'hospitalisation yi mi ngi wàññeeku ak surtout le nombre de cas graves wala boog yokkoowul de manière exponentielle ni mu doon yokkoo entre mars et mai. En France, il y a eu plus de 100 000 hospitalisations entre le mois de mars et le mois de mai. Entre le mois de mai, fin mai, jusqu'à maintenant, il s'est écoulé 2 ou 3 fois plus de temps et il y a eu 4 fois moins d'hospitalisation. Donc, c'est trop ramassé de dire une deuxième vague. Loolu il faut être très prudent là-dessus. Bu ñëwee nag ci laaj bi nga laaj ndax mën naa am lu xewu feneen mën naa xew fii yàlla rek a xam li ëpp solo mooy fagaru te fogu bañ a baisser la garde góorgóorlu ba nga xam ne loolu xew ci réew yooyu di xew ci suñu réew yàlla nag mu ngi ñuy musal boobu ba léegi donc lu ñu defoon fobu woon defoon ko nanu ko yokk nañu gën a moytu nañu gën a fagaru nañu gën a fobu waaye faw ñu dund faw ñu jàngi faw jëm marché faw ñu lekk ci ñun murit ak jullit nag boo doon jël dañuy tuddee la pyramide de Maslow nga xam ne mooy hiérarchiser les besoins soxla yi ci suuf la base de la pyramide ce sont les besoins physiologiques au sommet de la pyramide c'est ce qu'on appelle l'accomplissement ñun nag murit jaamu yàlla ak sant la Sëriñ Tuubaa ci màggalam gi moo nekk à la base et au sommet de la pyramide donc faaw ñu defees ko comme mënta ñàkk nag faaw ñu ànd ci ak responsabilité donc il faut une résilience ni ko sëñ Muntaxa defe waaye nag il faut une responsabilité ni ko sëñ Muntaxa defe moytu fagaru dandante góorgóorlu ba du ñu am jàngoro ji te duñ ko wàlle mun nam sax foofu laa waroon njëkkee moom mujjee fa si wàllum koppar unité d'alerte bi ñaata la yittewoo pour mën a wéyal liggéeyam loolu li ma la ci mën a wax mooy ko lépp li nga xam ne yittewoon nañ ko comité d'organisation bi ci président Serigne Bassirou Abdou Khadre ñoo ngi koy siyaare Serigne Ousmane Mbacké le coordinateur ñoo ngi koy siyaare lépp li nga xam ne ay matukaay la woon di jumtukaay en nature ak en argent lépp matale nañ ko ba weesu waaye nag sëriñ bi dafa jàngale ne jëf buñ koy jëf di wax dayo bi day mujj nuru ujb maanaam ngistal te mbirum sëriñ Tuubaa moom sori na ngistal moom daal en résumé suñu ay njàmbat ak yi nga xam ne laajoon nañ ko lépp defe nañ ko ba mu mat. docteur amoon naa mbégte seq yow jotaay bi ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñun doon teewlu. waaye jëwriñ ñi ngi lay siyaare ñi ngi bég lool ci waxtaan wi ñu séq ak yow di sant bu baax ci seen site bii nga xam ne àdduna sépp a nga koy seetaan di site bi njëkk ci Afrique ak ci Sénégal man saa su ma xëyee damay bëgg a xam li xew ci sama réew te seen site bi lay tijji maa ngi nuyu Abdou Salam di kilifa gi di sama wóllëre di sant bu baax tey bëgg ci daje bi ñu dajewaat. jërëjëf docteur Khadim Ngom amoon nañ mbégte lool janoog yow bokk yow waxtaan bi si liggéey bi nga xam te ni sumb ngeen ko di ko wëyal jëm si wàllum xeex mbas mi di Covid 19 waaye yeneen tawat yi fii nii si Touba ñu sant leen bu baax a baax yéen doon teewlu dig leen daje si lu yàggatul dara incha allah ak beneen gan jëm si wàllum màggal Touba bi ñu dëgmal jërë ngeen jëf.
محمد والآل وصحبه ذوي النوال